ci njiital seen président bi président gaaru Thier bi tabarkalla macha allah di Mamadou Gaye ma bëgg ñu tàcc ko bu baax a baax Mamadou jërëjëf mbooloo mi ñu ngi santaat bu baax parce que nag lii ku amul gëm-gëm doo ko def fii nag tabarkalla macha allah sori na dañ ni bët mën naa dem fu la neexul làmmiñ mën naa wax lu la neexul waaye tànk nag fu mu jëm yebboroo ko fa yóbbu te yéen bu ngeen àndul woon nag ki nga xamante ne mooy madame Seynabou Dieng ci sincérité ak gëm-gëm tabarkalla du ngeen bàyyi seen kër dox fii nga xamante ne c'est à l'extrémité de Thiès ñëw toog tabarkalla macha allah teeru la koy ganam kon ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm bala may sori nag damay jox kàddu gi koo xamante ne sunu yaay la sunu xarit la di kenn ci ki nga xamante ne mooy Seynabou Dieng jiite jigéen ñi jigéen ba fayu di madame maire Yade ngeen tàcc ko bu baax a baax maire Yade yow laay jox kàddu gi. comme mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku ne turam ak santam di ñaan yàlla yal na yàlla may ñëpp jàmm yàlla yokk xéewali yàlla yokk sutura si barke Seydina Mohamed Seynabou wax dëgg yàlla xale bu baax la man lii xaw ma ko du ma ci yëngu waaye barke Serigne Touba moo tax ma di ci yëngu ñun fayu ñëpp nag ñu ànd ak moom di ko jàppale. te man de duma waxantu duma jàppantu lu ñu mënul duñu ko wax lu ñu xamul duñu ko def dinañu ko jàppale nag ci saayir dañ ko jàppale ci baatin suñu carte daal ñoo ko moom te bu neexee yàlla suñu borom dinañu ko may Macky ndax moom la Nabou yaakaar te moom lay jàppale kon ñun dinañu ko jàppale wax dëgg yàlla loolu daal xam naa ko ci dinañ ko def ñoom ñëpp daal wax dëgg yàlla suñu mbootaay daal wax dëgg yàlla def naa dem na 60 personnes te ñun ñëpp wax dëgg yàlla dañuy xàcceendoo dóorandoo kon yàlla nañu yàlla jàppale yàlla may ñu jàmm yàlla may ñu xéewal ganget yàlla bu yàlla tas yaakaaram yàlla na yàlla delloowaat Macky li mu bëgg ba li mu bëgg ci Sénégal mu def ko ci barke Seydina Mohamed barke sang ba ca Medina barke Serigne Touba mi ma yaakaar barke ñu yaakaar suñu Alaaji Maaliga suñu mbokk chrétien yi ñëpp daal maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf Nabou nag mënuñu ko fay yàlla na ko yàlla fay yàlla nañ dund ba koy fekk ministère ci barke Seydina Mohamed xale bu yaru la xale bu dal la bëgg na ñëpp jox na ñëpp cër kon yal na la yàlla defal xéewal yal na yàlla dëgëral tànk yi barke Seydina Mohamed jërëjëf doom. léegi nag mbooloo mi kan laay bëgg a jox kaddu ki woote tey kan laay bëgg a jox kaddu la dame de fer barki Dembo Ndiaye la nga sargal fii ci Thiès parmi les grandes dames thiessoises sa tur ma nga présidence sa tur ma nga ci mouvement yi gën a kawe ñëpp ràññee la tabarkalla macha allah nga jëf-jëf ju mag à travers les groupements féminins à travers les associations à travers nag jigéen ñi nga àndal di leen jàppale bu dee ku yàggul dara bi yëfi ne tekk tekkaaral ca nga jógoon ànd ak sa mouvement wane sa mbooloo président xool ko première dame xool ko nga ànd ak Lalla Aïcha Fall ko sef cuune woo ci groupement yi nga jiite desol ci gannaaw kooku laay bëgg a jox kaddu ngeen jug tàcc ko bu baax muy Seynabou Dieng madame Ndiaye kaddu gaa googu rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen sant di jiital te nuyoo bi suñu responsable yi toog di Mamadou Ñing ak Babacar Fall di nuyu ñoom dem ñii ak ñeneen ñi délégation bi ñi si ànd ñëpp di nuyu aussi mbooloo mi ma fekk si fii tey di leen sant di leen gërëm ndax fii vraiment sore na sore boo xamee ne koo woo mu ñëw war nga koo sant gërëm ko ndax man affaire bi ñu ma ko waxee yàggul daanaka mën naa ne woo sama mbooloo génnagul ndax fii ñi fi nekk rek mooy tête de pont yi waaw ñi fi nekk mooy tête de pont yi ndax waa Somme ñi ngi fii ana waa Somme. ana waa Somme. waaw
waa fayu ñu ngi fii waa Sofraco ñu ngi fii fayu 1 ak fayu 2 waa Parcelles ñu ngi fii waa Grand Standing ñu ngi fii kon mu wóor na ne kon tête de point yi rek laa woo parce que fii dafa sore te comme préparé wuñu ko jamono métti na ma woo ñi nga xamee le minimum pour ñu ñëw mais sama mbooloo ëpp na fii macha allah ndax ñëpp xam nañ ko waaw ma leen di sant nag di leen gërëm yéen ñëpp ci teewaay bi li ñu fa dajale tey nag mooy monsieur le président de la république Macky Sall moom mi nga xamee ne mooy gor gi boolewul dara ak wax moom mooy l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ñu ni ko jàppale nag boobu ba léegi ci législative ba léegi ñu am ci loo xamee nag xeeb nañ ko ndaam baax na waaye xeeb nañ ko ndax bu doon su sago commune bii ñu am fi loo xamee ne da lu jéggi dayoo ñu fas yéene nag duggaat ci liggéey boo xamee ne dañ ci dem ak fulla ak fayda ngir am ci lu kawe suñu njort ñun jigéen ñi nag ñu takk ñun les femmes Makis takku pour liggéey pour jàppale monsieur le président ba mu am mandat premier tour incha allah te ñun jigéen ñi defe naa ñun mën nañ ko ndax nee naa toujours damay wax toujours ne benn jigéen ci kër boo saralee xolam mu jàppale leen ki ñeneen topp ci ndax njaboot da ci topp borom kër gi topp ci moo tax ñun ñu jël engagement liggéey ak jigéen ñi te boobu ba léegi am ñu ci lu ñu naqari ma leen di wax nag nañu continuer ni nekkee woon sincérité ndax man gëm naa ne ñii may àndal amu ci kenn koo xamee dina dem ci urne yi war ma ndax manjaag yi dama ko fàtte ana communauté manjaag yi ana ñu voilà communauté manjaag bi ñoom elles sont 250 personnes à Thiès ñi ngi sama gannaaw ñi fi ñëw tey elles sont 26 ndax nee nañu mënuñu indi ñëpp may leen mënu leen indi ñëpp parce que man sax attanu ma ko elles sont 256 ici à Thiès ñi ngi sama gannaaw 8 mars bi defoon naa ak ñoom programme ma leen di sant elles sont fidèles bañ nañ ko ba nga xamee ni ki ñuy wax Antoinette seen jiit ba mu demee ci législative yi di voté di sànni ci urne yi daa génnaat donc woo ma téléphone ne ma mère ma ne ko waaw mu ne ma sama yaay di neen du sànni ma ne ko paas ma ko ma ne ko lu tax doo sànni mu ne ma parce que gisuma sa photo ma ne ko sama photo doo ko ci gis bi am fas bi boobu ngay sànni mu ne mu ne waaw mu ne man ka damaa gisu sa photo moo tax ma génnaat elles sont sincères li ñuy def dafa dëgg ci ñoom 8 mars bi ñoom laa ko paaseel le 10 lañ ko féete ak ñoom ba bàyyi ñëpp parce que damaa xam seen gëm-gëm nee nañ ma Macky rek la te xam naa ne Macky incha allah moom la ñuy jàppale fii à Thiès ma bëgg na ñun ñii suñu bopp ñu wane suñu bopp ndax kat Macky mi ngi liggéey Thiès programme bi mu fi def fii vraiment boo ko xoolee AIBD bi gis suñu usine bi gis kër Mama Sarr ñu war nañu xam ne Macky mi ngi liggéey Thiès te gor nag gor rek la ku lay liggéeyal nga delloo ko njukkal ma bëgg yéen ñi seen bopp képp ki ngeen gis seen morom ngeen wax ko parce que réalisation du président de la République parce que am na ñu bari ñoo xamee ne xëy na dañ ko réeree mbir li muy liggéey ci biir dëkk bi mais yéen ñi nga xamee ne toujours maa ngi dëkkal seen nopp yi réalisation du président ngeen xam li muy def ci biir dëkk bi ma bëgg ko leen jege ngeen jottali ko parce que affaire bi travail du terrain la nag affaire bi terrain la du toog sa kër rek yore sa journal di lire wala nga yor sa jàkkaarloo télé di wax naan mu yor naa mouvement da ngay dugg ci terrain bi wax ak nit ñi ma bëgg ñu ñii bu ñu jógee fii incha allah ñu dugg ci terrain di liggéey di sensibiliser nit ñi di leen wax kan mooy Macky ndax ñii kat personnalité yi ñëw fii tey bu leen neexoon ba ñu ànd ak ñun ndax dañoo yore seen mouvement yore seen xaalis macha allah bu leen neexoon def ko seen poche toog waaye ñu ne ñoom dañuy créer benn mouvement bu ñuy wax cadre unitaire doomu Thiès moo nekk ni sama gannaaw ñu créer ko ngir jàppale mouvement yi fii à Thiès bu leen neexoon toog seen ruq waaye defuñu ko dañoo ñëw pour jàppale ñun jigéen ñi ndax man bëgg naa képp ku may àndal nga gis sa bopp bëgg naa ñu jàppale jigéen ñëpp bu ñu gis seen bopp ñu am lu ñu jàppale lu liggéey ndax kat ku topp si yow boobu ba léegi mu gis sa boppam moo ko gënal ndax man amoo moyen bu bare waaye li ma am as tuut maa ngi koy bokk ak samay jigéen ñii fi toog ñëpp ku ci nekk fi mu nekk yaa ngi am projet booy def ñi ngi def ay projet di lebalante xaalis si biir te
sama moindre sama maigre ressource laa leen ko joxee ma bëgg ñii toog fii incha allah sama jigéen ñii toog fii ak ñeneen ñi nga xam ne ñu des ci kër ga ñëwuñu ñu jàppale leen ñu am si lu ñu jàpp ndax ñu gën a sawar jàppale Macky ndax loolu dafa naa ne bu jigéen bu amee lu mu jàpp rek xelam day féex bu yeggee ci këram dina wax ak borom kër ne ko man kat kii ma jàppale nii may liggéey te ba tey sonnoo tey ci kër gii kon nag sëñ bi jàppale ko te bu ko waxee sëñ bi wax ko njabootam ñu jàppale ko mooy wax kon nañu continuer noonu vraiment guddi na nag fii ndax fii dafa sore waaye li mu leen di ñaaxaat rek mooy sincérité bi ngeen nekkoon àndoon ba nga xamee ne ba fal Macky ñu am vraiment ci législative yi ñu am le maximum à l'Assemblée mu bëgg ñu liggéeyaat noonu ba nga xamee ne incha allah présidentielle Macky day toogaat jërëjëf. waaw sunu gan ñi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay nun nag liñ ciy wax sax du bari ndax macha allah bëgg nañu ngeen fekk ñu suñu koñ ndax nun président Macky Sall rek moo ñu ñor man conseillère la maa ngi ville maa ngi est nun nag kenn ñu ñor muy Macky Sall man wii bi ak noo bi mu jàllee dama koo sargal génne sama téeméeri junni sargal ko man ndax dañ ni woon du jàll kon bu jàllee dañ koo war a sargal dama koo sargal tubaarkàlla macha allah kenn ñu ñor muy Macky Sall ndax li tax mu ñor ñu dafa juddu après indépendance xam li baax ci dëkk bi xam liy dox ci dëkk bi mu di ko doxal nekk ci dëkk bi di fi def lu baax fàqamaan yi fi nekkoon ak wéy yi ñoo ne ci rajo yi wax waaw ñoo fi nekk waaye Macky Sall moom ci jub la ne fulla la ne fayda la ne dama ni président Macky Sall bu amul woon fulla amul woon fayda ba tey Sénégal tas na bu fekkoon ni bii lu waay wax mu tontu la dama ni kon bal tàkk na waaye tubaarkàlla macha allah ci yar ji ci fulla jeeg fayda ji fu tali bi yeggul woon yeggale na ko fa fu ndox mi yeggul woon yeggale na ko fa fu courant bi yeggul woon def na fa ay solaire dama ni kookoo jara jàppale kookoo jara jox deuxième mandat tubaarkàlla macha allah premier tour lay gagné fukki groupement laa ubbi Thiès yu am ay kayit maa ngi département bi kii ñoo daan totombee lan daan taal Mamadou Thiaw macha allah moo ñëw Thiès jàppale jigéen ñi meroon moo leen delloosi moo leen dimbali tubaarkàlla macha allah dañoo bëgg ngeen ñëw seet si ñu groupement yaa ngi fi jigéen ñi dañ leen a organiser kenn dootu leen teg ci kaar di leen wàcce kenn dootu leen joxe teseet kenn dootu leen nax dañoo bëgg ñu tegu ci yoon liggéeyal président Macky Sall jërë ngeen jëf. jërëjëf léegi nag ci loolu laay joxe kàddu gi nag ki nga xamante ni mooy monsieur Mamadou Gningue le président de l'ASP le directeur général de l'ITOCOM di ko am jom un intellectuel de haut niveau bëgg Thiès jàppale waa zone est jàppale population bi Gningue kàddu gaango. maaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ci ku nekk ci turam ak santam di nuyuwaat suñu président aussi le président Babacar Fall maa ngi koy nuyu moom it bu baax a baax di kontaan ci ànd bi nga xam ni dañ ko ànd boobu ba léegi boole suñuy doole boole suñuy moyen bëgg it lépp lu ñuy def ñu àndandoo ko maa ngi koy gërëm aussi ci modestie boobu ak engagement bi nga xam ni am nañ ko maa ngi moom yëpp di jàppale président di nuyu it nit ñi fi fekk ñëpp nuyu bi nag dañ koy jël yëpp teg ko nag ci turu suñu jigéen bi nga xam ne tey mooy madame Ndiaye mii ñëw fekk si fii tey madame Ndiaye ñu ngi lay nuyu ci turu doomu Thiès yëpp di nuyu it suñu jigéen bi wax léegi wax dëgg yàlla kontaan nañ ci wax ji nga wax yow moom da ngaa wax lu doy waar suñu président Macky Sall moom bokku la kenn parce que day wax nit ñi ñeneen ñi dañuy topp di wax moom day liggéey ca kuy liggéey nag bokkut ak kuy wër ci rajo yi di wax ñiy wax nañ leen bàyyi ñu wax mais ñun nañu continuer di liggéey ku xool Sénégal xam ni Sénégal a ngi avancé ku xool Sénégal xam ni Sénégal a ngi dox kon seen bu kontaan nañ ci wax ji nga wax ju rafet la su soobee yàlla dinañ ànd ak yow ci liggéey boobu ànd ci ak madame Ndiaye mi nga xam ne tey moo ubbi proximité bi nga xam ni doomu Thiès commencé na ko bis ni ki tey ca fas yéene seeti ji mouvement yëpp yi nga xam ni
ak leader yëpp yi nga xam ne dañoo fas yéene ànd ak ñun ci liggéey boobu. liggéey ban la mooy liggéey boo xam ne dañuy dagale Thiès teg ko ci benn loxo say ko ba mu nekk benn say ñu réélire le président Macky Sall dès le premier tour. loolu nag dañ ci bëgg a ànd ak waa Thiès yëpp bala may sori it ma nuyu ñi ñu àndal ñëpp di nuyu le président des transporteurs Modou Gueye maa ngi nuyu aussi monsieur le maire Moustapha Gningue mi nga xam ne tey moom lañ fi fekk moom tamit conseiller technique la conseiller la au niveau des mairies di ànd aussi ak waa doomu Thiès yëpp ñi nga xam ni ñoo ñu gunge tey ak leader yëpp di wax tam ci turu Ablaye Dieye mi nga xam ne ñoo waxoon a ànd mais dafa am benn dog-dog boo xam moo tax ñëwul kon nag Seynabou ak madame Ndiaye ñu ngi leen di nuyu di leen sant di sant sa jigéen ñëpp doomu Thiès nag moom nañoo toog lu yàgg tey di ci waxaat mais xëy na jotaay bi moo ko dul maye dinañ dajewaat ci yeneen jotee yu bëree bëri wax ko mais li ci am solo daal ngeen xam ne que man mii di Mamadou Gningue ak Babacar Fall ak Ablaye Dieye ak mouvement yëpp yi nga xam ne ñoo nekk Thiès mun naa ni y a 50 mouvements ou 52 yoo xam ni ñoom ñëpp de façon spontanée dañ ci ànd fas yéene takkandoo seen doole ndaxte mouvement yi nag dañoo am cër ci dëkk bi ndax liggéey nañ loo xam ni wane nañ ko démb wane waat ko fas yéene ko wane tey ci di xaar élection yii di ñëw ñu def ci loo xam ni xëy na président dina xam ni Thiès coow li bari na mais ñun fas yéene nañu réélire ko dès le premier tour àndandoo ci ak jigéen ñu baax ñi nga xam ni lañ fi fekk. loolu nag pour ñu def ko dafa laaj ñu àndandoo di waxante dëgg ñu àndandoo di dimbalante di àndandoo di établir ay programme de développement yoo xam dina mën a dimbale waa Thiès dimbale jigéen ñi dimbale xale yi moo tax ñun ñu commencé suñu doxu nemmeeku ci jigéen ñi tey ñi ngi fii ci madame Ndiaye suba ci madame Diarra moom nañuy dem loolu nag symbole la boo xam ni day wane ne ñun jigéen ñi teg nañ leen foo xam ni te kenn tegu leen foofu ndax président Macky Sall mi ñuy àndal dafa fonk jigéen lool ba nga xam ni que yàggul dara dafa jël 30 milliards teg ko ci seen loxo ne jigéen bu bëgg am financement bëgg a liggéey na nga ñëw jege si ko su soobee yàlla ñu jàppale leen ñun nag fas yéene nañu ci suñu mouvement bii ñu teg di doomu Thiès boole waa Thiès yëpp mais wut ay moyens tamit ci suñuy moyen bopp wuti ji ay moyens ci wetu président Sall wuti ji ko fépp ndax ñëw jàppale leen ci liggéey bi ngeen def parce que jigéen kat soo bëggee ànd ak moom da nga koy dimbale ko ci ay projet am dimbale ko ci ay financement am dimbale ko ci ay lépp lu mu taxaw ñu yëg ko su soobee yàlla ñun dina ñëw ci sa wet fekk si la jàppale say jigéen jàppale ñëpp ñu nga àndal kon nag ci turu président Babacar Fall ak turu Ablaye Dieye ak turu mouvement yi ànd ak ñun ñëpp mënuma citer ñëpp parce que 52 lañu maa ngi nuyu it bala ma koy fàtte suñu xarit Omar Dem maa ngi ko doon gis léegi ci délégation bi xaw ma ndax ñëw na xaw ma ñëwul Omar maa ngi lay nuyu tamit moom it mi ngi ciy liggéey bu rafet parce que ku baax rek mi ngi dem seeti ko di ko indi mu dugg ci mouvement bi ñu àndandoo moom ak ku mel ni Assane Mbaye it dañoo xaw a impatient tuuti parce que ñoom dañoo bëgg affaire yi dox lool mais da ngeen xam ni que paaka moom kenn du ko jiitu ci mbaram que ñun ñi fas yéene di samp ay mouvement pendant plus de 5 ans maintenant jël suñu alal jël suñu doole jël suñu temps di ko ci def xam leen ni que kenn gënuñoo bëgg Thiès kenn gënuñoo xam li nga xam ni bëgg nañ ko def mais nag dox boo gis muy dem dafa war a ànd ak tey ànd ak planification ànd ak proximité mais jóg rek ne tel def ay affaire te li ngay def wóoragul dafa laaj nga seeti nit ñi waxtaan ak ñoom nemmeeku leen xool lan nañ doon liggéey ba ngeen xamante ba mu leer ba ku nekk ñu dem sa kër su boobaa nag dañ dagale ñun ñëpp wan président ne Thiès doomu Thiès yëpp booloon nañu nekk benn fas yéene ko réélire dès le premier tour n'est-ce pas au soir du 24 février prochain kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax ji moo ne fee gën a gudd wante xëy na dama koy yamale fii rek di nuyu ñi nga xam ne jàpp ma seen tur ñëpp mais maa ngi leen di nuyu di sant yi ñi nga xam ne ànd nañoo ñun. beaucoup merci Diop merci beaucoup donc vraiment mënoon naa bañ a jël kàddu mais boo àndee ak ku mel ni président Mamadou Gningue président Ablaye Dieye nga xam ne xam naa peut-être dafa am gàllankoor moo tax jotul egsi il faut que ma jël kàddu wax rek ay baat yu néew
madame Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax di la féliciter ndax li nga def ni yombul wax nga léegi nii ñi nga indi bariwul mais bari na parce que li ëpp solo mooy qualité du quantité moom am importance mais qualité parce que qualité moo tax ñu mën a toog fii di la xaar ba heure bi bu doon quantité rek dem nañ seen yoon bu yàgg donc yi nga indi nii xeebuñu ko parce que dafa nekk loo xam ni mooy lu vrai mënoon nga créer leneen loo xam ni du doon lu vrai lu faux lay doon c'est loolu bu ñu demee ba war a compter du doon loolu mais li nga indi nii mooy li nga xam ni mooy lu vrai c'est leneen loo ci tegaat aussi am nañ yaakaar ni lu vrai lay doon donc ñu ngi lay remercier di la encourager parce que li nga def nii yombul bu loolu weesoo ñu ngi nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ni jël nañ seen temps ñëw toog fii ba heure bi ndaxte aussi nit am na loo xam ne bu la defee boo ko defee loo xam ni mënu ko war na mën a jël kàddoom sant la gërëm la ci li nga def ndax li ngeen def ni yombul donc moo tax ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ci toogaay bi ngeen toog ba heure bii di ñu xaar ñu ñëw toog ngeen toog ak ñun aussi ba keroog ñuy jeexal li ma bëgg a wax nag mooy le président Macky Sall soxna si Dieng léegi wax na ko Maïmouna Dieng def naa la président la wax mi dafa ñëw après les indépendances li muy signifié mooy du président bu ñu mën a nax ndax dafa yeewu ba pare comme du président bu ñu mën a nax nag ñun moo tax ñu d'accord ànd ak moom liggéey parce que ñun tam ay nit la ñoo xam ne nax ñu yombul parce que ñun ñëpp ku nekk yàlla dimbali na ko ba pare li tax ñu nangu ànd ak moom liggéey dañu xam ni nguur yàlla moo koy jox ku ko neex c'est moom la yàlla dogal moom la ko jox bu ñu ànd ak moom liggéey moom la ko yàlla jox bu ñu ko nangul aussi moom la ko yàlla jox c'est dafa am loo xam ni ci poosu nguur rek la xajul ci poosu kaneen c'est itam li mu yor ñun waa Thiès dañ ci am suñu wàll buñ ko geddee itam mën na jël suñu wàll jox ko kaneen c'est boobaa itam du ko wàññi lu bari parce que fukki région ak ñeent moo fi nekk fukki région ñett bu ñu ànd ak moom benn région rek ni ànd ak moom du ko wàññi lu bari xam naa sax du ko neex parce que bëgg na Thiès lool ba man sam bopp wax na ko lu bari li tax aussi mu ñëw fi intéressé ñu trop yàgg nañ Thiès lool dem nañ ci aussi mboole yu ne mais motivation bi ñu gis ngeen def ko ba toog fi ba heure bi vraiment ñun am na egg na ci ñun fu sori moo tax vraiment ñu leen di xamee ñëw nañ fi tey doon seet si mais liñ doon seeti gis nañ ko incha allah dinañ fi dellu si bu gën a yaatu. c'est xamal aussi madame Ndiaye ni ko xamal ni on est ensemble loo duggati ànd nañ ci ak yow loo génn nañ ci en tout cas doomu Thiès moo ngi nii tey yàlla dogal na yow la ñu njëkk a seet si doomu Thiès loolu symbole la boo xam ne aussi defe naa ni duñu ko rëccu am nañ yaakaar ni tey commencement la li ci kanam mi ngi ci kanam c'est incha allah defe naa ni dinañ ko dox niñ ko war a doxee entre ay nit yu am valeur parce que Thiès soxna si Dieng wax na ko il faut que nit ñu am valeur jëlaat Thiès téyal ko seen bopp parce que politique dafa nekk benn yet bu nekk ci mbedd mi boo ko bàyyee dof dina ko jël di la ko dóor sa doo ci mën dara moo tax ñu jëlaat décision téyal ko suñu bopp ànd ak suñu jigéen ñu baax ñi pour vraiment jël Thiès jële ko fu mu nekk yóbbu ko faneen fu ko gën wax nag dafa jafe mais ñi ngi leen di xamal ni bu soobee yàlla bis ni ki tey doomu Thiès tàmbali na c'est lii ñu tàmbali ni tey dañ ci am ndigal li mooy am nañ moyen créer lu rëy am nañ moyen bi mais dafa fekk ni loolu président bëggul loolu xam président lu mu bëgg mooy ñu fekk nit ñi ku nekk fu mu nekk ñu fekk ko saafonteeg moom bu jaree ñu ànd ak moom même bëccëg di dox di dugg ci kër yi mu doon lu wóor nga xam ni koo dugg fekk këram mu nga nekk gor fekki beneen gor mu wax la kàddoom incha allah dina ko sàmm mais dajale nit ci benn place rek di tàccu ak way xëy na du tax nga am résultat bi nga bëgg moo tax ñu jël
yoon bii ni nga xam ni dañuy képp koo xam ni bokk nga ci Thiès bokk nga ci doomu Thiès incha allah nañ jël suñu tànk dem ba fekk la fi nga nekk ñu saafonte ak yow saafonte ak sa waa koñ ci foofu laay jeexale xamal ni madame Ndiaye on est ensemble vraiment je pense que lu mu yàgg ak foo mën a nekk bu ñu ko yëgee incha allah dinañ ñëw fekk si la vraiment je vous remercie merci beaucoup. gan ñi ñu ngi leen di nuyu ci turu délégué de quartier bi ak imam bi ci ñaan yàlla tànk yi leen yàlla indi muy jàmm yal na yàlla dellu leen ci jàmm ci barke nabil Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam. ndaje mi nag tey association xale yi moo ko sabab waxtaan nañ ci ñun ñëpp nag wax dëgg yàlla ba déggoo ci kàddu yu rafet ñu jàpp ci ak suñu fukki loxo pour lépp jëm ci kanam ndax comme li ñu wax ni noonu la ñu bëgg a doxee loolu moo saf waa Kër Seyib muy àndandoo suqali Kër Seyib kon ñun ñëpp a ciy bokk jàpp kon ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla taxawu leen jàppale leen ba fi ñu ko bëgg a yóbbu mu egg fa ak jàmm ci barke Nabil Moustapha man nag wax dëgg yàlla doyloo nañ ma jox ma cër mais ñoo baax kon maa ngi leen di sant di leen gërëm bi ci toppit mooy ñoom li ci biir association bi yëpp def nañ ko ci ay kayit tënk ko dinañ ko leeral waxtaane ko ak yéen ngeen jàpp ci lu ngeen man bi ci topp mooy dëkk bi moom njàmbaar yàgg na fi nit nag su fekkente ni la muy def dëgg la ci moom da ciy ñime Kër Seyib Idriss Seck moo ko moomoon à 100% waxtaan na ma mag ñi ak waa dëkk bi ak ñépp jële nañu ko foofu jox nañ ko Macky Sall te fu ñu bëre dañoo daan mais problème bi ñu am day bëgg a xaw a mel ni bañ nekkee ci Idriss Seck problème bi mooy jigéen ñi sonn nañu trop ci dem ci tool yi di jaayi marché néew doole néew argent de poche ma bëgg am naa beneen kayit bu des foofu sax dama ko fàtte ci biir ma bëgg ndam yi ñu def te weesu ko ak njàmbaar def ko ci Macky Sall ak bëggit mu dem 2019 nu dóoraat comme ni ñu dóore woon ngeen dimbalil ma jigéen ñi ñu am ay projet yu ñu mën a jàppandiku di ci daan seen doole ba ñun seeni borom kër ñu xam ne ñoom ñii dimbali nañ leen jaajëfal nañ leen ci lu weesu bi ci topp mooy courant bii fi ñëw gëm naa ni sunu njàmbaar ak sunuy résultat moo ko fi indi sunu njàmbaar ak suñuy résultat moo ko fi indi te xam naa ne loxo Macky Sall moo ci dugg kon nag yéen ñi di ndawam gën nu koo jege te ñëw tey ci bisub xale yi na ngeen jàppale xale yi ba ñu yëg ko jàppale moom man mi nga xamante ni maay responsable fi nekkal APR ba njaboot gi tamit yëg ni yéen ñi dugal ngeen seen loxo ci dëkk bi jàppale ngeen waa dëkk bi pour Macky Sall parce que su ngeen ma jàppalewul ci dëkk bi 2019 man damay am problème ndax ay wujj ngi fii dugg te bu ñu defalee jigéen ñi defal xale yi dimbali mag ñi lii ñëw ci kanam fu ma ne falat dinañ ko fa dugal bu soobee yàlla mais jigéen ñi ñoo gën a sonn ñoom laa gën a yërëm ñoom laa gën a bëgg ñu dimbali leen bi ci topp courant bi ñëw na mais bu dëkk bi dee juróomi parti ñaari parti yi ñoo am courant léegi loolu mi ngi bëgg a indi coow lu dul jeex ma ni leen nag luy raam ci ñag bi la jëm ay gan a ngi ñëw am nañ ci ñoom yaakaar dinañu saafara yëfi gone yi saafara yëfi mag ñi saafara ñi ànd ak APR te ragaluñ ci dara parce que bu ñu bokkee zone nord mais maire bi waa Macky Sall waa Idriss Seck moom ko defaluñ ñu dara du ma ko nëbbu de bu ma taxawoon ci 5e étage sax dama koy wax parce que man du ma lekkum neexal kenn du ma jox juróomi dërëm ma def ko champ poos lu ma waay jox ma jox ko waa dëkk bi ñu ngi nii su amul nañu weddi du man lekkum neexal ku ma toogal boo ma joxee neexal su ma ñëw di leen ko jox parce que bëggu ba ëllëg ma toog sa bureau ngay wax te du ma weddi man lu ma waay jox ma jox leen ko ñoom laa bëgg rek seen affaire baax ndox mi lu ngeen ci man ngeen jàpp ci ngir yàlla am nañu problème ndox am nañu problème courant
te comme citoyen bu ne nag war nga am ndox ak courant yàlla indi na leen fi jàpp leen ci dëkk bi yàlla leen fi indi ak suñu xarit bii nga xamante ni alaaji kenn la Jóob ku ko gën amul bi mu fi sañ see yàggul mais ginnaaw gi dafa yaatu te ku mu xam boole ko waa Kër Seyib comme nag yàlla indi na leen sëñ Jéey moom ñëwoon na fi am na Ablaye Jéey ñëwoon na fi ànd nañu ba ma woon ko situation dëkk bi yëpp waa nag déggaatuma te la mu bëgg am na ndax daan na mais gisaatuma ko de te bu fekkee da nga am mbër samp ko su bëree daan war ngaa ñëw boo amul loo ko joxit nga wut frotté nga raay ginnaawam ndax kurpe ñu ngi ko dóor waaw kon nag wax bi moom mën naa gën a sori mais xale yi ñoom moom bis bi te li ma bëggit mooy ñoom seen programme dem ci kanam Kër Seyib sama maamaate ko góor sanc ko ba ci kii fi mujj di alaaj góor moo ko yaatal nii dagg lépp maye ko jaayu fi kenn parcelle ku fi jaay parcelle da laa may nga jaay xaaj bi def sa poos moo tax dëkk bi yaatu leneen li ci des nag ñi ko moom a ko jaay mais moom lu mu am da ko maye 119 parcelles maye na ko fi parcelles yoo xam ne 30 sur 30 la ku ci jaay xaaju parcelle am nga 2 millions def sa poos kon kooku dafa doon xal dëkk bi di ko aar di ko defar te ba tey yi duñ ci dellu ginnaaw ku fi ñëw daal te bëgg Macky Sall jàppale ñi ànd ak Macky Sall bu soobee yàlla loo fi bëgg dina am mais daal fii ne bala ñoo yëngatuwaat moom dañoo njukkal jigéen ñi njukkal waa dëkk bi defaral ñu courant bi dimbali ñu ci ndox bi bu ko defee lépp dana baax bu soobee yàlla maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp maa ngi balo ak ñëpp. yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp di ci jiital imam tonton Baye Ndoye di nuyu monsieur le ministre di nuyu sama mag sama xarit président Ablaye Dieye di mouvement Sigi Jotna président maa ngi lay nuyu bu baax di la tatagal Kër Seyib nag moom dinaa sawar ci wax ci ba ma fi dikkee yàggul mais gan mën nañ koo tere lu ne lu dul xool ak gis jigéeni Kër Seyib fajar la ñuy xëy dugg ci tool yi dem marché jaay dañuy teel a xëy di guddee wàcc mais nag insécurité bi sonal na leen bëgg nañ fi ab poste de police ndax fii insécurité bi mitti na torop waa courant bi doyut man fa ma nekk lëndëm la bu timisee duñu génn lu waay di def ba 5 heures boo ko deful dootoo génn loolu daal laa bëggoon jottali sama mag mouvement bi association bi ñu taxawal ko pour jàppale Kër Seyib bi àndandoo ñu defar ko ma sawar ci lool nag jël kàddu président kàddu yaa ngi noonu ma sañoon daal nga jàpp ci bu baax dëkk bi amul ndox amul courant surtout ñun fi ñu nekkee asalaam merci. ñoo ngi nuyu imam di nuyu Baye Mayoro Ndoye moom di chef de quartier bi wax dëgg yàlla moom it moo ñu yaatal moo ñu dalal lépp tamit moom la ñun nag li ñuy intéressé mooy Kër Seyib parce que jàngoro ji moom benn la rek képp ku jël micro bi tey la ngay wax ndox courant doo wax leneen ndox courant tañ la Kër Seyib boo génnee fii côté bi ñi moo fee jaar sànq bi ngeen gis ngeen fi ngeen jaar mi ngi lëndëm këris dëkk baa ngi nii lëndëm këris te am na côté yoo xam ne fi ñu toll nii comme soxna si li mu wax léegi timis ñu tëdd te Kër Seyib quartier la nekkatul village comme quartier yi Madina Fall Kawsar Kër Ma Alaaj mais c'est la même ak Kër Seyib kon ñun war nañoo mën a gëstu vraiment sonn nañ trop parce que boo gisee ñu booloo liggéey ngir kuñ jàppale bëgg nañoo liggéey mais liggéey il faut la nga am ku la jàppale parce que boo amul ku la jàppale sa liggéey du mën a dox vraiment wax dëgg yàlla lu ko mel ni monsieur Youm monsieur Diagne monsieur Wade
vraiment ñoom ñëpp monsieur Thior ñoom ñëpp ñoom leen sant di leen gërëm parce que ñun ñoo sant defar àndandoo bokk ndey bokk baay pour mën a liggéey Kër Sayib bi ci topp nag mooy man li ma bëggoon a wax lépp Baye Dame Ndoye wax na ko képp koo xam ni nag mën nga ñëw dimbali te yàlla tax nga ñëw dimbali ñu ngir yokkal ñu ndox mi yokkal ñu courant bi jàppale jigéen ñi ñu jàppale la mais chaque jour boo ñëwee wax dem comme li Baye Dame Ndoye wax wax dëgg yàlla ñun duñ gis dara ñu toog di xaar gis ñu dara loolu tamit dafa metti jàppale leen ñu wax dëgg yàlla man daal foofu la sama kàddu daal foofu la yem quoi merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant je vais un peu axer mon discours pour dire aux invités. Je vais commencer d'abord par leur souhaiter la bienvenue. Donc c'est vrai, nous sommes une association. Il est bien beau aussi de dire aux invités, par exemple, pourquoi l'association. Donc l'association, le 17 juillet 2014, on s'est rencontrés. Et bon, il est né à nous une idée qui nous était très chère. Donc on se disait que pourquoi au Sénégal les jeunes disent toujours ce que le pays doit faire pour eux. Maintenant nous on s'est dit que nous allons prendre le sens contraire. Quel sens contraire? C'est-à-dire ce que nous pouvons faire pour le pays. C'est en ce moment que nous nous sommes rencontrés et on s'est dit que maintenant on va faire une association. Une association et maintenant une association pour le développement de Kër Sayib. Pourquoi le développement de Kër Sayib? Parce que nous, c'est Kër Sayib qui a vu grandir nos enfants. Même certains parmi nous, c'est Kër Sayib qui a vu grandir certains camarades parmi nous. Donc on s'est dit que donc on va commencer par développer Kër Sayib. Et après Kër Sayib, on va essayer de développer Thiès et pourquoi pas le Sénégal. C'est pourquoi on a... Voilà. Donc l'association est née. On a commencé par cotiser. Après, avec ces cotisations, nous avons acheté du fil. Nous avons acheté des lampes. Maintenant, on a électrifié presque Kër Sayib. Parce que il y avait du courant, de l'électricité, c'est vrai, mais on nous avait dit que c'était juste pour le poste de santé. Maintenant, on s'est dit que donc on va cotiser. On va essayer maintenant d'électrifier. On va essayer maintenant d'étendre, de faire une adduction d'eau. On a tout fait. Donc, c'est l'association qui a cotisé avec l'aide de Baye Dame. Donc, ça aussi, je crois que c'est bien beau pour que vous le sachiez. Donc, que vous sachiez que, par exemple, les membres de l'association de Kër Sayib, donc, on est là pour développer Kër Sayib et pour développer le Sénégal. Et donc, même, par exemple, si on ne nous aide pas aussi, nous, avec les maigres moyens que nous avons, donc, on essaie de faire quelque chose. Et maintenant, peut-être, nos moyens se limitent là. Donc, on peut se limiter là. Donc, maintenant, on va essayer de vous demander de nous appuyer. Parce que bon, les gens ont dit il faut faire. C'est vrai, c'est bien. Mais je crois que comme on dit en Wolof, donc nous, avec les maigres moyens que nous avons, nous essayons de faire quelque chose pour Kër Sayib. Donc nous demandons votre appui, nous demandons votre aide pour que vous nous aidiez à électrifier Kër Sayib. Parce que moi qui parle là, en train de vous parler, j'ai failli être mordu par un serpent. Il y a de cela 2 ans. Voilà. Donc, mes enfants, par exemple, à la maison, à 17h ou bien même à 19h, je demande à tout le monde de ne plus sortir parce qu'on n'est plus sûr. Et donc, vraiment, on souhaiterait que vous nous aidiez à électrifier Kër Sayib. Nous avons aussi besoin d'eau parce que nous avons nos braves femmes. Elles ont besoin d'être formées parce qu'elles sont très braves. J'insiste toujours sur le mot brave parce qu'un jour, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'étiez pas là, un jour, je devais partir à Dakar. Je me suis levé à 5h du matin pour partir à Dakar. Donc j'ai vu les femmes en train de partir au marché pour vendre de la salade. Donc ça, vraiment, ce jour-là, je me suis rendu compte que vraiment les femmes de Kër Sayib sont vraiment de braves femmes. Donc bon, pour ne pas tirer en longueur, je vais juste essayer maintenant d'énumérer les points. Donc nous voulons l'électrification totale du quartier. Donc l'électrification totale, je vais essayer peut-être de parler en français pour que nos braves femmes puissent comprendre ce que je veux dire. Voilà, donc dama leen dañoo bëgg ñu defal ñu courant bi daj Kër Sayib
parce que xëy na am na fi mais dajagul te dañoo bëgg mu daj voilà bu loolu jàllee aussi bëgg nañu suñ poste de santé bi amuñu ambulance fii ku fi am problème ñun dañu am problème pour yóbbu ko 10e wala ñu yóbbu ko hôpital régional pourquoi parce que amuñu ambulance te war nañoo am ambulance parce que Kër Sayib moo boot dëkk yi fi ne yëpp donc suñ sañoon ñu am ambulance bu loolu jàllee aussi bëgg nañu financement pour femmes yi financement pour jigéen ñi parce que vraiment neexul ba neexul mais ñoom mérito nañ ko parce que vraiment ay jàmbaar lañ bu loolu jàllee aussi bëgg nañu benn complexe sportif pour que au moins suñu frères yi ñu am foo xam ne dinañ fa mën di tàggat seen yaram parce que kat suñu équipe bi jàmbaar lañ parce que dem nañ final ay yoon ci nawetaan te ba fi ñu ne nii man su ma leen ne ñoom amuñu terrain bu ñuy entraîner ñoom yéen du ngeen ko gëm ñoom fi ñuy entraîner nit a ko moom kooku tey su ñëwoon soxla terrain ñoom dañuy jaay laalu dañuy dem amuñ feneen fu ñuy entraîner te ñoom dem nañ ay final ci nawetaan bi donc loolu noonu bëgg nañ yéen ngeen dimbale ñu ci voilà bu loolu jàllee aussi bëgg nañ benn lycée wala boog même buñ mënta am lycée ñu am CM. Parce que, messieurs les invités, si je pouvais partir avec vous, vous montrer le chemin qu'empruntent les enfants pour partir à l'école. Le chemin est sinueux, le chemin est dangereux. Donc vraiment, j'aimerais compter sur vous. Nous aimerions compter sur vous pour qu'au moins d'ici 2 ans ou 3 ans, on puisse ériger à Kër Sayib ne serait-ce qu'un CM pour aider les enfants parce qu'ils en ont besoin. Donc dama leen ne lycée su ma mënoon a ànd ak ñoom dugg ci kàmb yi wan leen yoon yi xale yi jaar pour dem lycée yoon boobu wóorut parce que dafa xat jaan mën na faa matt nit lépp mën na faa am ba pare jigéen yi di fay jaar aussi wóorul moo tax ma ne leen ñoom bu ñu mënoon a may au moins bu ñu amul lycée sax ñu am CM pour que au moins xale yi mën faa jànge je vous remercie maa ngi leen di jégalu merci beaucoup. bokkuñu ci leader yi nga xamante ni dañuy faral di wax ni ñoom ñoo sos APR di jàppale président déedéet wax naa la léegi dañoo yor seen liggéey bopp bokk ci ñu développer Sénégal dans le secteur privé mais seen njàmbaar tax na président ci boppam am kóolute gu mu am ci ñoom tàllal leen loxo ngir ñu jàppale ko waa léegi nag yéen ki nga xam ne président moo xam jomam xam jàmbaaram xam dëggoom xam seen yéene ci askan wi ba tax mu tàllal ko loxo ni leen jàppale leen ma waaw loolu nag kooku nag ku muus doo tàllal loxo jëm ci moom jàppale ci am déet pour ma limal leen à commencer par président Mamadou Ngingue muy toog financé na 50 millions ci ay jigéen ci ay financement def na ko président Babacar Fall miy toog bu ni woon jeune bu ma mus a engagé wala ma jël la ngay liggéey ci sama entreprise dëkk Thiès bu subaa bul xëy si kër yu bari dinañ dëpp seen cin li mu jël ci ay Thiès waa ñuy liggéey ci entreprise di jàppale seen waajur di dimbali seen kër kenn xamul mu toll tamit ngi di toog te doomu Thiès la bi ko ñetteel muy président Ablaye Dieye mii li mu réfectionné ci ay poste de santé jàppaleen ci ay garab dimbali sur le plan social jël ay nit ci entreprise am boole kook siggiloo nit ñëpp sigg jot ba tax tey ku ne xam li nga war a def ko à travers Thiès loolu may ko centre boo xamante ne mosuñu faa gañe ren Thiès ñu gañe ko Ablaye Dieye ngi nii toog waa kon léegi nag lu jël nag day ragalati géej gis nañ ñi ñu war a mën a àndal gis nañ ñi ñu war a mën a jàppale gis nañ ñi ñu war a tàllal loxo ngir ñu ñëw defar ñu Kër Sayib Ndoye gii ñu àndandoog Baye Dame Ndoye te coow dootul yëng wala wax woo jeex tàkk ci loolu nag laay joxe kàddu ki nga xamante ni mooy président Abdoulaye Dieye ki nga xamante ni parce que li tax ma njëkk ko jox kàddu moom déjà ay mbokkam a ngi fi te nit ku baax la te am na yéene ndokk nag ba ñëpp àndandoo doon benn nit ci mouvement boobu kooku laay bëgg a jox kàddu gi Massamba ak Manata giiri ma ngor jeex na Massamba bay bayaar ko ma Sam Ndiaye saa su nee na ngor jeex na mu ñu bar xam nag maama ma ne woon du dem Siin du dem Saalum Tuube wala mbar mbaa lambay mbaa kollu ku ne ma Samba ci bal ma siri sa jëy Fatim Pendal su taabe surtout sëñ Modou Ndiaye daa bay baa ngi nii doomu Thiès baa ngi nii président Ablaye Dieye ngi nii président mouvement Siggi Jot naa ngi nii ki jàppale askan waa ngi nii ki jàppale jigéen ñaa ngi nii kooku laay jox kàddu président Ablaye kàddu gaago jërëjëf
Diop ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm ci témoignage yi nga xamante ni def nga ko fii ci sunu modeste personne. ñu ngi nuyu d'abord imam ndax boo ñëwee ci dëkk fekk fi imam mu bàyyi yitteem yépp ñëw toog bokk ci association ñëw teew ci jataay bi dañuy xam ni kat dëkk bi am nañ kilifa ndax imam bu ñëwee toog dinañ ni kat dëkk bi organiser nañ te aussi am nañ kilifa donc imam ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la nuyu bu baax di la sant di la ñaanal yàlla mission bi nga xamante ni moom la la borom bi jox yàlla na ko yeggale mais aussi di nuyu chef de quartier Baye Dame Ndoye ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax ci sa engagement sa détermination bi nga xamante ni moom nga am ci quartier bi ndax nit koo xamante ni li koy ñor mooy askan bi nga xamante ni ñoom la jiite du intérêt personnel am du lu mu bëgg mais lépp lu muy def suba ba ngoon jot rek pour que gox bi mu dëkk jëm ci kanam donc je pense que kooku dañu war a saluer vraiment engagement am ak détermination am donc Baye Dame ñu ngi lay nuyu bu baax gis nañ sa taxawaay ci gox bi nga nekk di nuyu association bi nga xamante ni tey ñoom ñoo sumb lii di nuyu seen président di nuyu ñi nga xamante ni ñëpp ñoo sosal association bi ndaxte kat dëkk dafa war a am ñoo xamante ni ñooy nekk répondant yi ñoo war a formé wu en association en groupement pour jéem a xool doléance su dëkk bi naka la war a demee ñu waxtaane ko jëfe ko donc loolu képp ku koy def rek yaa ngi ci yoonu développement yaa ngi ci yoonu boole pour dëkk bi mën a jëm kanam ñun nag nekk cadre unitaire des mouvements et associations de soutien de Thiès tey ñëw bii fi ñëw je pense que c'est inopiné donc ñun amuñu barrière fenn fépp fu ñu gis association wala mouvement wala personne morale wala leader d'opinion boo xamante ni mu ngi Thiès nekk doomu Thiès dinañ ñëw taxawu la waxtaan ak yow pour mën la déglu pour ñu mën a àndandoo liggéey ndax cadre bii ñu sumb en passant dama ci remercier encore samay mag ñi nga xamante ni tey lii bu taxawee ñoom dañ ci dox wàll bu am solo di le président Babacar Fall di le président Mamadou Gningue ak ñeneen ñoo nga xamante ni yépp ñoo tax ba cadre bi taxaw donc tey suñu cadre bi je pense que ça regroupe plus de 52 mouvements et associations donc tey jii la ñu démarré suñuy activité de visite yi donc moo tax tey suñu ñëw fii je pense que priorité la woon ñu ñëw fi moo tax bi ñu jóob waxee teguñu ci baat dañoo ñëw pour taxaw fi waxtaan ak yéen ndax cadre unitaire bi fépp fu association nekk rek woo nañ la pour ñu ñëw taxaw jàppale Thiès parce que li tax ñu créer cadre bi mooy Thiès jëm ci kanam mais aussi falaat le président Macky Sall ñaari objectif yooyu la ñu am donc boo waxee Thiès jëm ci kanam mooy dugg ci gox yi ak ci gox-goxaan yi recueillir seeni doléances ndaxte koñ bu ci nekk am nañ ay jafe-jafe donc je pense que bi mu fi doon ñëw avant les législatives ñëw naa seet ci leen ñu def fi ma fekk fi délégation bu am solo fekk fi mobilisation bu am solo bi ma ñëwee kat waxtaan naa ak yéen recueillir naa seeni doléances et je pense que doléances yooyu comme ni ko sunu chef de quartier waxee boobu ba léegi am na yoo xamante ne mu ngi sooxe waane it xam naa ni au moins am ngeen satisfaction partielle parce que bi élection législative yi passé am na une partie électricité boo xamante ni indil leen loolu fi donc aussi ñun aussi bu ñu ñëwee wax ji aussi du yem ci ñun dinañ ko yeggee fa mu war a yeggee mais je pense que ni loolu lépp ci kanam a kanam dina saafara parce que ñun am na yenn yoo xamante ni dinañ ko yeggee fi nga xamante ni foofu lañ ko war a yeggee te bu ma fi ñëwee seen doléance yi ngeen waxoon yépp ñun am na fu ñuy toog foo xamante ni
kilifa yi décider loolu ñoo fay nekk dinañ leen ko yeggee et je pense que ni boobu ba léegi am na lu siy sooxee dinañ ko gën a mën a yeggewaat ndax kat dëkk bi je pense que tey toll na foo xamante ni war a mën a am ndox mais aussi war na mën a am courant donc loolu ñun fu ñu mënti taxawati ak autorités yi fu ñu bu ñu amee chance toog ak ñi nga xamante ni ñoo war a indi loolu dinañ leen ko gën a renforcer wax leen ko ñun nag de notre part mooy ñun mouvement yi ñu yor dañuy demee ak suñuy doole bopp mais askan moo ñu ñor donc cette association de famille ñun si li ñu leen mën a jàppale dinañ leen jàppale defal leen ay financement yoo xamante ni dinañ si mën a seen bopp créer leen organiser leen jëm leen a former mais nag su wàllu ndox ak courant dinañ ko yeggale si ñi nga xamante ni ñooy état bi dinañ ci taxaw te nag loolu lépp bu ngeen gisee mu xaw a sooxe mooy opposition bi ñoo gérer maire yi donc te looloo tax tey accès bi pour ngeen mën a am yooyu di xaw a jafe mais kat ñun dinañ ci wax nañ ci taxaw donc ñu ngi ñaax waa Kër Seyid nañu jël seen confiance teg ko ci président Macky Sall gaa teg ngeen ko ci ba pare parce que élection législative yi passé yéen a fi gagné mais dañoo bëgg affaire yi gën a yokk ñi nga xamante ni jëlewuñu woon seen carte ñu jëli seen carte pour mën a may président Macky Sall ndam donc daal waa Kër Seyid dégg nañ seeni doléances yi ngeen fi wax yépp insécurité parce que fu électricité amul fu lampe tàkkul insécurité dafay am donc loolu gis nañ ko ay doléances yoo xamante ni dañ ko recueillir fu ñu ko war a waxee dañ ko waxee ba ñu saafara ko totalement donc daal je pense que ni yéen aussi si jigéen ñi seeni jafe-jafe gis nañ ko comme ni ko seen porte-parole waxee que vous êtes des femmes braves parce que tey yéenay jóg ak seeni propres moyens di dem si tool yi di dem marché ngir mën a suqali seen bopp suqali seen koñ donc loolu aussi ñun ci lu ñu mën comme ni ma ko waxee ak sama responsable yi si suñuy moyens yi nga xamante ne am nañ ko dinañ jéem a xool yan moyens ñun ñu ngi si waxtaanee ak yan moyens ak ay instituts financiers la ñuy am pour di ñëw leen di leen financer te je pense que loolu mooy suñu mission mooy askan bi mën see gis seen bopp mais aussi askan bi jël seen baat jox ko le président Macky Sall pour mu am ndam au premier tour donc ñu ngi ñaan ñépp nañu taxaw booloo àndandoo ndax Thiès benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar donc président Macky Sall mu ngi def ay jéego yu am solo fii ci Sénégal rawatina ci Thiès ba léegi mënu fee am ndam donc ñun moom mu ngi góorgóorlu mu ngi def ay jéego ndax kat comme ni ñu ko waxee rek après les législatives am na ay jéego yu fi am ba ñu commencé di leen fi indil ay courant donc mu ngi def ay jéego donc nañ leen ñaan ñu yokk ko bakkat ëllëg lépp mën a sotti ndax waa Thiès mën a am ndam ndax président ma ngi am ndam donc maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm man Kër Seyid dama fee bokk dama fee am ay mbokk ki doon wax sànq sama sœur la sama cousine la donc daal man maa ngi seen gannaaw au nom du cadre unitaire bi nga xamante ni tey ñun dañoo booloo nekk benn ñooy dóorandoo di yëkkatindoo di defandoo parce que dañu mutualiser suñuy force lu kenn mën ñaar moo ko dàq lu kenn mën ñett moo ko dàq donc tey sunu cadre unitaire bi dafa regrouper ñu bëree bëri ay association transporteurs yi ñu ngi fi donc tey ñooñu kenn mënul lim Thiès seen doole te boolewul leen ci te tey ñoom ñëw nañ intégrer sunu cadre unitaire bi donc te loolu lépp rek ñi koy def mooy ñi bëgg Thiès développé wu ñi bëgg Thiès mën a gis seen bopp yéen aussi seen association bi nañu ñëw intégrer cadre bi parce que lii mooy tax ñu mën a xam fan la jafe-jafe yi nekk lii mooy tax ñu mën a xam naka la ñuy jéem a doxalee pour Thiès jëm kanam pour Sénégal jëm kanam donc ñu ngi leen nuyu di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. tur bi di quartier boo xam ne ci Thiès la bokk léegi borom dëkk bi wax na ko di ko say mu nekk foo xam ne nii bi ñu fiy dugg si ak li ma fi toogee boobu ba léegi wax dëgg yàlla sama yaram a ngi ndaw ndax lëndëmaay bi ma fi gis kon nag ñi ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp ci turu cadre bi nga xam ni moom nañu àndandoo tey nuyu si leen di jiital na ci nuyoo bi suñu imaam muy góor a ñaan ñu koy nuyu bu baax a baax imaam ñu ngi lay sant ci ñaan bi di la tàllal loxo it nga ñaanal
xale yi samp lii tey nga ñaanal leen bu baax a baax ñaanal nu aussi ci mouvement bi ñu samp tudde ko doomu Thiès maa ngi wax doomu Ayib sax doomu Thiès ndaxte yéen itam ci ngeen bokk ñu tudde ko nga defal ñu ci ñaanal Ablaye Dieye ñaanal sëñ Babacar Fall ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñoo ànd ci mouvement bi ñaanal Diop mii it nga xam ni ku baax a baax la ka man day wax dëgg yàlla kontaan naa ci moom trop ndaxte bi ko président Macky Sall yóbbu ba fee mu siyaari ji ki nga xam ne ñun ñëpp moo ñuy tax a noyyi di suñu yonent bu tedd bi ba mu fa demee xam naa ni ñaanal nañu mais it ku bëgg nit mooy tax nga jël lu am solo lu baax tànnal ko indi ko ba këram ci ba ngay dem buggoo ko sax tàggu ndax mu jox la dara kon nag Diop maa ngi lay sant di la gërëm ci li nga def di nuyu it borom dëkk bi délégué bi di Mayoro Ndoye maa ngi koy nuyu bu baax a baax nekku fi mais rakkam bi jël léegi kàddu wax na ci moom kàddu yu rafet yoo xam ni ci dëkk nag soo fa ñëwee bala ngay sori ci wax da ngay jaar ci borom dëkk bi li nga wax ci moom ca mu def ko tax na ma gën leen naw yéen ñëpp jël say suuf jël ay néew gi joole xàllu ko jox leen ko tey yow mi soxe ko ci ñooñu di suñu président di Baye Ndoye président d'honneur bi Baye Dame nga samp loolu continuer teg sa tànk fi say mag ak say baam tegoon seen tànk yow def nga li la war Baye Dame kon ñu ngi lay sant di nuyu it xale bu jigéen bi wax léegi suñu jigéen bu baax bi Nafi li nga wax yépp dégg nañ ko ci suñu président Ablaye Dieye relation yi ngeen am ñu nit moom nañu gis ci moom parce que Ablaye xale bu baax la xale bu jub la xale bu teey la xale bu bëgg dëkkam wax dëgg yàlla man bi ñu commencé samp lii Babacar Fall wax ma ko ne ma moom nañ ci àndal man sawar naa ci su nekkoon ñeneen du ma ko nangu li ma gis ci yéen ci lu baax gis li ngeen di dimbale nit ñi ca xamante wuñu woon mais ndax suñuy jëf lu baax président dégguñu wooñu ci palais ni ko Diop waxee ni léegi recevoir ñu ne ñu bëgg nañu ngeen dimbale waa Thiès ci li ngeen am mais bëgg nañ tam ngeen dimbale ma ba nga xam ne li ma yéene ci Thiès mën a egg moo tax ñun ñëpp ñu boole suñuy doole tey ànd ak Babacar Fall ànd ak Ablaye Dieye Omar Dem jigéen ñu baax ñu demoon seeti ñëpp ak ñeneen ak ñeneen vraiment ni ko kii waxee léegi mat nañ 52 yoo xam ne boole nañ suñuy doole ndax dimbale waa Thiès mais jàppale président Macky Sall it ba mu am deuxième mandat ndax li ñu gis ci moom dinaa ci ñëwaat léegi. kon nag monsieur le président Badara Gueye ñu ngi lay remercier aussi ci sa kàddu yi di la remercier aussi ci initiative bu baax bi ngeen am dëkk soo fa dëkkee am loo fa tekki da ngay woowaa dëkk bi soo dimbalee sa waa kër yam ci kese baax na mais dama yaakaar ni gor doo amee lépp lekk lépp loolu baaxul da ngaa war a dimbale sa waa kër d'abord ña nga bokkal askan mais war ngaa génn ci dëkk bi tamit xool sa xam-xam ak sa mën-mën li nga mën ci yaa ngi ciy def moo tax li ngeen def tey maa ngi leen ciy encouragé bu baax a baax di nuyu it vraiment di santaat aussi Diagne am na ku ñu wax mooy porte-parole bi mooy ki wax léegi celui qui a parlé en français ñu ngi lay remercier véritablement dans les mots aimables que vous avez dit et le discours que vous avez prononcé aussi avec une belle présentation qui nous a permis de mieux comprendre les difficultés de votre zone, qui nous a permis aussi de comprendre les perspectives que vous avez mis en œuvre pour développer cette cité qui me semble mériter plus que ce que nous avons trouvé. Nous sommes conscients aussi que ce que vous avez donné comme doléances me semble être des doléances correctes. C'est le minimum qu'un être humain doit avoir. Nous avons tous le droit à la santé. Nous avons tous le droit à l'éducation et nous avons tous le droit à l'eau et à l'électricité. Ça me semble être le minimum qu'un être humain doit avoir et c'est en cela que nous croyons, qui nous a forcés aujourd'hui à nous engager dans la politique, mais dans une politique de développement, une politique saine, une politique correcte, une politique qui amène l'homme et qui met l'homme au centre et au devant, parce que c'est ça notre vision et c'est ça notre croyance. Nous voudrions donc vous remercier de nous avoir associés à cette belle initiative qui nous permettra certes de contribuer et d'aider autant que possible en ce que nous pouvons faire. Nous avons entendu les doléances que vous venez de dire. En matière d'aide à la femme, nous avons déjà fait beaucoup de choses. Mais le passé, c'est le passé.
L'avenir est trop important pour que nous puissions continuer à regarder derrière. Aujourd'hui, nous avons droit devant nous les difficultés que le peuple et la ville de Thiès a. C'est ce qui nous a amené à nous réunir autour d'un cadre qui nous permettra tous d'unir nos forces. Parce que chacun de nous est fort quelque part. Mais si nous arrivons à être forts partout, nous pourrons remporter la grande bataille qui est devant nous. Et c'est ça la vision du président Babacar Fall qui a pris cette initiative et qui a réuni l'ensemble des mouvements qui seront engagés à partir de maintenant à accompagner le président Macky Sall. Pourquoi? Parce que le président Macky Sall, beaucoup l'ont dit, est un président jeune. C'est un président qui a de la vision. Et comme on dit en Wolof aussi, ci ku yaru la nekk na aussi koo xam ne gis nañ ci moom wërsëg. Ce qui manque, c'est un peu la communication. Ce qui manque, c'est de bien présenter ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qu'il veut faire. On a souvent l'erreur de le comparer à son père Abdoulaye Wade. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'Abdoulaye Wade a eu 25 ans d'expérience et qu'Abdoulaye Wade a fait 12 ans. Ce jeune président n'a fait que 4 ans. Mais 4 ans, c'est pour mettre les fondamentaux, c'est pour mettre les fondements. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait tous les macros. Il faut d'abord que le pays se développe. Il a une croissance soutenue. Il a la confiance des investisseurs. Et c'est ça qui amène un pays devant. Le Sénégal est resté longtemps, n'a pas pu lever un eurobond qui dépasse quelques milliards. Aujourd'hui, partout où nous allons, nous pouvons lever des milliers et des milliards d'eurobonds. Mais ñun ñëpp xamante nañu tey man li ma mën a yëkkati ci ay crédit su ma demee Babacar Fall mii tey su demee ci banque soo ko laajoon ay bor yam fa am mais bari na lool mais ça montre que moom il est sain parce que moom mi ngi liggéey. am na ñoo xam ne bëgg nañ bor bonk mënuñu ko am parce que seen doole egg fa koo gis mu bari bor rek ci banque c'est parce que ma ngay liggéey bu rafet. loolu suñ ko communiqué wu lu baax ci population bi leen gëmloo ne xaalis bi ñuy leb dafa bari ñi ngi def erreur kon moom mi ngi ci dynamique boo xam ne c'est excellent. moom mu ñëw aussi ànd ak wërsëgam wërsëg mooy Sénégal am na juróom fukki atu indépendance wala juróom benn fukki at. mais boobu ba léegi pétrole feeñu fi gaz feeñu fi dara feeñu fi à part croissance bi am mu ñëw ànd ak pétrole ànd ak gaz teg ko nag ci législation bu wóor ñi ko contre di wax ni dafa jaay pétrole bi jox ko ñeneen ca code pétrolier bi fi amoon loolu papaam Abdoulaye Wade moom moo ko bindoon ci changé wuñ ci dara te ci code boobu moom la ñu defaree mbir yi kon njuuj njaaj mënu cee am. ci boobu ba léegi jubal na ko ba nga xam ni diversifié na ko ba nga xam ne fii ak quelques années Sénégal dañuy fàtte ndóol fàtte jafe-jafe fàtte lépp loolu nag ñu ko ci sant ci vision bi mu ci am. enseignement bi nga xam ne man ci laa nekk amatul benn xale boo xam ne dina am bagam ñàkk am bag kay moom nañuy laam-laamee ci opposition bi loolu nañ bëgg a jaxase ba léegi ngemb nañ seeni syndicaliste ngemb bi seen nit ba dëkk bi fi mu suñu deful ndànk blanche moo fi am ci loolu nag opposition bi la mais moom investir na ci lu mat plusieurs milliards dans l'enseignement supérieur. Il a mis au minimum 3000 milliards d'investissement. Macky Sall Abdoulaye Wade def na fi 12 ans benn ñaari université la fi fekkoon ci ñaari université la fi bàyyi Macky Sall ñeenti at la fi am samp na ñetti université yu bees bu jëm ñaajo balaa ouverture mu am jël na 50 000 bacheliers orienté leen dans les établissements privés di leen fayal moom ci boppam di ci def fukki milliards par at mais kooku président bu bëggul dëkkam du ko def. avant muy ñëw étudiants yi dañ doon am bac di grève ba at bi jeex ba sonn dem tëdd seen kër loolu kenn xalaatu ko am léegi ku am sa doom man maa leen ko wax fii tey ku ci am doomam ba mu am bac nag ma ko indil école bu mu bëgg a dem yóbbu ko fa soobee yàlla dina jàng du ngeen fay dara. loolu nag du man maa ko def Macky Sall moom moo ko def doléance yi ngeen wax ci éducation li leen ci mën a jàppalee ci man ma mën a jël engagement bi mooy ci xale yi jàng ca toll ci def bac man dañ koo jël ñun ñii ci suñuy kaa ci kaawu Ablaye Dieye kaawu Babacar Fall ak man mi di wax li ñu maytee li ñu mën lu ci ëpp jàng la soo bëggee dimbale mag dimbale jigéen dimbaleel doomam dimbale doomu nit nag mooy lan nga permettre ko mu jàng boobu mooy nga fexe ba mu egg ba am bac ku jàng ba am bac loo ci teg musuma gis ku jàng ba am bac teg ci dara ñu ne la kaay liggéey amoo ko ku ma ko wax fii ci mbir nit ñi dañ koy wax nag mais man mosaguma koo gis musuma gis ku ma bokkandool université ñu ne ma amul dara amoo liggéey ci état bi loolu mun naa nekk
wante yow yaa gën a tekki sax ñi nekkoon ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci état bi kon jàng dafa am solo état jël la ñàkk laa jël su soobee yàlla soo jàngee da nga am loo mën jàng nag du jàng école kese jàng métier ngi fi jàng agriculture jàng tabax loolu nag lu am solo la ci dina leen ci jàppale Babacar Fall mii am na ci projet yu am solo yoo xam ne bis bu paree waa Thiès yëpp dinañ ci bénéficier wu ci njàng moomu nag Diop na nga fexe ba am président association bi dajale xale yi nekk terminal yëpp war na fay am xam naa fii ak ñetti weer yi di des nga xam ni bac baa ngi ñëw école bi jaxasoo na ñun suñu mouvement doomu Thiès jël na engagement wutal leen ay professeurs dugal leen yu xarañ nag yoo xam ne ñun ñoo koy tànn loxo ma ay woya di fay professeurs yi xaalis bu takku prof bu nekk soobee yàlla dañ ko fay lu mu néew ñetti 3000 francs wala lu ko ëpp par heure laa wax de waxum par bis donc ñu mën jàng lay doon ñu encadré leen ba lu ngeen musul am di taux de réussite ci dëkk bi am ñun jël nañu engagement boobu te loolu président teg naa ko ci sa loxo dagaleel ma élève bac yëpp ngeen dil ñu ko def ma liste bi numéro de téléphone yi ngeen tànn classe bu leen neex ñu yónnee leen professeur yi ba ñëpp am bac soobee yàlla li ci des nag mooy jigéen ñi ñu jàngal leen jël nañu engagement aussi jigéen ñi dañ leen wutal formation li ci njëkk mooy ngeen président association femmes yi na ngeen dagale femmes yëpp bind seen tur wax seen activité su amee su amul ngeen ni amul activité ngeen indil ñu ko dinañ leen wutal ay formateur fay ko suñu xaalisu bopp waxuma ci Macky Sall de ñun ñett ñii dinañ ko wut teg ko seen loxo ñu jàngal leen soobee yàlla muy ñaar ay financement moom ngeen bëgg loolu mënuma cee jël engagement bu sori lool wante dinañ ci def lu ñu mën dagaloo leen ngeen wax ñu seeni besoin ci financement su soobee yàlla mu néew mu bari dina am luñ ci dugal wuti jiwaat leneen feneen comme ni ko Abdoulaye Dieye waxee dolli ko ci léegi nag mu des yeneen yi nga xam ni c'est des macros c'est laal foofu loolu laa leen di féliciter ci seen engagement xam nga nit toog rek naan politique baaxul du ma def politique mooy erreur bi gën a mag parce que politique moo tax seen président d'honneur bi wax tey ma kontaan ci moom gagné bi nga gagné nii dina ñëw ci bul yàkkamti bul dina ñëw lool li nga ci def lu am solo la parce que xool naa ko yaa dóor ñëpp ca Macky Sall ku am kóllëre la man li ma ko nawee mooy kóllëreem waa Thiès dañuy far di attaquer ñim doon àndal naan defuñu dara man leen bis bu leen président bàyyi woon man bàyyi naa président nit lu ma koy jàpp mooy kóllëreem ku ko jàppale ñi ko jàppale woon démb yëpp jàppale na leen ci li ma xam boog man yéen ñi ko ñun ñii di ko soog a jàppale it xam naa ni fàttewuñu parce que suñu jàppalee ñun ñii su soobee yàlla dinañ jàppale waa dëkk bi ca wóolu nañu gëm na ko ca wax tegal na ko suñu nopp li ngeen wax yëpp dinañ ko fi eggale mais yenn yi nag politique moo koy régler mooy électrification li ngeen ci jéem c'est une excellente chose na ngeen ñu waxaat peut-être ñu xam ci ngeen bind ko ba mu leer ci yéen am na ay intellectuel ki ma dégg mu wax léegi mën na ko def un dossier complet bien fait ngeen wax ci li ngeen ci am li ngeen bëgg li fi amagum li ngeen ci def wax électrification bi dinañ ko li ngeen ci xalaat teg ko suñu loxo ñun liñ ci mën a def ñun directement fekkee ay xaalis yu yam la mën nañ ko def mais état moo yore defar yu mel noonu am na kenn ci ñun nag ku wax ni que am na yeneen yoo xam ne nag mairie yi ñoo ko war a def moo tax ñu bëgg ngeen nangu mairie yi teg ko ci loxo Macky Sall teg ko suñuy loxo su boobaa ñun soxlawuñ ci mairie yi dara su mekkee ci suñu biir lu ñu am ñun dañ ko ci def lu ñu xam ci bitim réew dañ ko jël teg ko seen loxo mais li tax dëkk bi sooxee Thiès mooy mairie yëpp waa Thiès dañ ko jël jox ko ndaama soosu muy def lu ko neex ngeen bëgg li ngeen bëgg loolu mënul nekk mairie moo yore école mairie moo yore électrification mairie moo yore taal lampe yi tey su ko Macky Sall bëggoon taal it da koy jaar ci ñun ñii rek mais mënu ko mairie moo yore taal lampe te yéen a jël mairie jox ko ñeneen dem na ngeen wax ak ñooñu ñun lu ñu yore dafay leer parce que Macky lu leer la xam te ñun it lu leer nañuy def kon nag ngeen dimbale ñu ci élection yi di ñëw ngeen wut seeni carte nangu Thiès yépp ci élection présidentielle bi ngeen tegaat Macky Sall au premier tour local yi it ngeen nangu mairie yépp teg ko suñu loxo su soobee yàlla la ngeen bëgg ci juróomi at yi ci topp lépp da ngeen ko am président kon nag damay inverser wax ji yow da nga ne nañu raay seen gannaaw ngeen jàpp ci man ma ni ñi fi doon ñëw ak ñii ñëw bokkul man de lu ma la wax dinaa ko def ca Babacar it noonu la mel
nangul ñu dëkk bi yëpp jox ñu ko su soobee yàlla ñu defal leen lépp li ngeen bëgg du waxu nag politicien man musuma politique ci àdduna politique bëgguma sax ñu ma koy woowee man chef d'entreprise la professeur la Babacar it loolu laa ko xamee dañoo gis nag ci Macky Sall lu dëgg lu wër loo xam ne opposition bi nga xam ne ay politiciens yu perte kese lañu ñoom ñoo ko bëgg a yàqal mën a wax nag. J'ai dit à ma femme l'autre jour que c'est la première fois qu'un président de la République a dans son opposition 2 anciens premiers ministres, a un ancien président, a une partie du PS expérimenté, a ses moyens yu ñu sàcc denc ko di ko génne na ci élection yi da ngeen def ndànk nag waa Thiès su ngeen yeewul leen wax a wax ba ngeen gëm ni président dafa bon mais kuy defar day mel ni kuy yàq ñu naan xaalis amatul mais xaalis bi ñu doon sàcc mais xaalis bu jubbi kay mi ngi am nañu fexe nag ba nga xam ni kuy toogaat juróomi at kese ngeen di nag ku baaxul mën na la toogaat fukki at na ngeen yeewuwaat seen xol bu baax a baax kii samp lii ne ngeen ko jàppale mu eggale ñu wut keneen ko jub tegaat ko ci suñu kanam su ngeen joxaatee politiciens yi nga xam ne jéem nañu mënuñu ngeen di leen joxaat kon ma xam ne kon perte ngeen wasalaam maa ngi di gërëm. asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew maa ngi nuyoo di sant képp ku fi teew di nuyu sunu autorités yi fi ñëw yàgg fi lool jël seen temps yëpp toog fi di ñu déglu di remercier di gërëm tam ñi fondé mouvement bi muy ànd suqali Kër Sayib di leen wax ni mouvement bi ngeen def ñun ngeen ko defal ñun jigéen ñi macha allah jéem nañ ba sonn taxawuñu arrière ñu dawuñu mais dañoo amul support di wax sànq lii ñi ngi wax sànq ñun duñu découragé parce que découragé bokkul suñu slogan parce que découragé mooy premier ami defetu doomu aadama moo tax ñun duñu découragé c'est-à-dire wax bi du gàtt parce que du gudd parce que li ñu fi bëgg a ñaxtu yëpp jaar nañ ci ba pare ñun Kër Sayib femme Kër Sayib yi ak sunu góor yu baax yi li ñuy tawat chaque jour mooy sunu problème mu lumière problème mu financement te xam nañ ne jaar ngeen ci sànq dama mën woon a ñàkk bañ a wax rek ak di baalu retard bi mais lu mel nii ci laa demoon parce que Ndeye Codé Fall mais laa fa teewaloon dañ doon def sànq mouvement ànd jàppale Diouf Sarr ministre de la santé lu ñuy dimbalee sunu poste de santé yi ci laa demoon moo taxoon ma xaw a guddee ñëw sama càmmeñ bu baax bi jox ma parole mais liñ fi wax yépp macha allah rafet na di leen leeral tam autorités yi toog bari na ñun ciy bokkal table ku mel ni BF Babacar Fall xam na ma bu baax xamante nañ bu baax joytu naa ko problème mu Kër Sayib te lim ma waxoon daf ne ma Astou Ndoye ma ne ko mu ne ma man du ma dige mais bis bu ma jëlee décision dugg Kër Sayib di ngeen xam ne dugg naa Kër Sayib te bu leen yàqamti itam dina ñëw dama koy wax souvent Ndeye Codé daf may faral di wax Astou Ndoye dañu sonn fu ñu romb ñu defee ne ñu ngi lu dul jeex sunu dang-dang gii lu dul jeex dañuy xëy des fois duñu tàggoo ñu des tasante rendez-vous sama place. ñu dem ay réunion ba guddi ñuy yoot ku ne dugg daf may téye ne ma ku ñu wax ñun ñaar ñii heure yi ñuy dugg politique bi amuñu ci dara kenn dina ko gëm ma ne ko kenn du ko gëm mais kuy defal sa bopp doo ci làq kenn nit yàlla rek la yaakaar nañu yàlla nag yaakaar leen yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci pouvoir bi Kër Sayib damay wax Macky Sall benn quartier bu bañ Kees Kër Sayib Ndoye bokk ci à 100% nag lañ ko téye fii mais nag yàlla def na amuñu support amoon na tuuti yu fi duggoon mais jariñuñu dara foo xam ne ku xam jigéen xam ne liggéey rek lay def mais sunu femmes yi wax naa ko barki démb réunion bu ñu demoon collectif des marchés man mii ci membre yi laa bokk ba may dem bàyyi daam def na ma sa parole bu mu yëkkati ko foofu parce que marché c'est mauvais baaxul ma jël parole parce que Lamine Diallo daf ma dégg ngeen baal ma sax war ma woon a cité turam wax ma ne ko ñun dañu sonn man première jaayu ma salade jaayu ma ci riz bi mais femmes yi nga xamante ne ñoo bokk quartier fii la ñuy jaay chaque jour damay romb des fois am na ci ñoom ñii ñu ma mën a seede damay teg sama saak topp ci oto yi di leen ñaanal parce que paanu salade yi ñuy nangu di ko def ci seen oto yi L200 boobu ñuy yor ak boroomi jën naqari nañu
te fii nga taxaw wax ne man jigéen ñi maa ngi leen jàppale ñuy liggéey kon femmes yi jaay Kër Sayib te rond point boobu yëpp ay waa Kër Sayib Ndoye ñoo fa nekk man gisuma ci sama bopp te loolu dama ko nëbb mais jël naa fa parole wax ko di defal nag loo xam ne Kër Sayib Ndoye peut-être ñi ko xam bariwul mais Njaay nii xam na ko parce que bari na lu ñuy tase bari na lu ñuy fekkante ci ay mouvement yu mel nii wala réunion yu mel nii pour bëgg rek lu sukkali sunu réew mi bëgg lu sukkali sunu quartier bëgg am ndam bañ a am gàcce parce que nag nit boo ko bëggee di daw ci moom parce que Macky dañ koo gungewaat ko war nañu gestu nag parce que boo yàggee woote man léeg-léeg ñu woo ma ne ma Astou Ndoye dañu ñëw Kër Sayib ma ne leen bu kenn ñëw parce que bu ñu wooteetee kenn duñu wuyu fii Kër Sayib ku ne xam na ni xaaj bi sax xaajaat bi nit ñi macha allah baal man ci kàddu gi xaw nañu maar ci yu demee nii ñu bëggoon nag ngeen gestuñu man particulièrement BF yow laay demandé loolu parce que ñëw naa sa kër ñëwaat sa kër keroog bañ fa njëkkee ñëw danga ne ma Astou Ndoye à partir de tey kër gi sa kër la yaa ko wax maa ngi nii yaa ngi nii kër gi sa kër la lu ngeen fi bëgg donte réunion la donte programme la lu ngeen fi bëgg yaa gaw la fay yéenay bañ fii moom yéena ko moom ne ma nag bu soobee yàlla lu ma duggee bu ma jëlee décision dugg Kër Sayib comme nag yàlla def na dugg nga fi Kër Sayib a nga noonu yaak ñing ak jéey Ablaye jéey macha allah tasa nañ ci réunion yu dul jeex ngay teral jigéen ñi di leen dimbali man nga ñoo dimbali leen ñu tey yàlla tax parce que nit ku bu la bëggee di la jàppale fu mu toll nit ñi dem ba jéppi ko war ngeen ñu jàppale macha allah loolu rek laa ci doon wax Njaay ma di la gërëm ba tabaarakallah. asalaamaaleykum wa rahmatullah xëy na fii sax jël fi parole dina xaw a xat ci man tuuti waaye dama ko mënta bañ a ñàkk a jël ndax Baye Dame mii day sama nijaay yàlla dogal nu bokk lépp xëy na nit bu dente ne bëgg nga ko seede day fekk ne xam nga ko ma gis ci moom engagement yoo xam ne ci dëkk bi yàlla dogal na man damaa fekke mu koy dox ci électrification bi njëkk a indi fii doon ko yokk ci excitation bii ak ci adhésion d'eau bi moo beneen kilifa xaw ma kan la woon fii ca jamono boobu Seynabou Ndiéguène la àndaloon taxawaay boobu nag bu ngeen amee kilifa gu ko am ci dëkk wax dëgg yàlla ñu gis ay autorités yoo xamante ne bi ni Thiès ay doomu Thiès lañ ñëw jël seen i engagement ngir jàppale Thiès waay li am ba des mooy Baye Dame jàppal ñii nga joxanteeg ñoom loxo te xam ne Thiès a ngi nii incha allahu rabbi doo ko rëccu te di nga ci gis sa bopp bu baax a baax loolu laa di wax naa ko ci saaku di jégalu bu baax a baax man nag kàddu chauffeur yi laa yor bu ma ñëwee Kër Sayib kon dinaa nuyu chauffeur yi nga xam ne ñoom laa seqal regroupement Thiès ba te it wax dëgg yàlla méréw ñu leen jëppi ñu leen ci kàddu chauffeur yi maa ngi nuyu waa Kër Sayib ñëpp di jégalu aqali xawli hasa wa astaghfirullah. salaamaaleykum waa Kër Sayib day xam naa ñun bu ñu waajoon suñu yoon wi dina demee neneen mais Diop dañoo bëggoon a defal surprise c'est gis naa ne surprise yi moom romb na sax niñ lépp loo xam ne moom nañ ko ci xalaat Kër Sayib nag xam naa mënuñu fee tàmbalee wax sa waxuñu ci Mamadou Gningue ñi mu nuyoo Ablaye Dieye aussi président Ablaye Dieye itam nu mu nuyoo mënuma ko bañ a répéter parce que nuyoo dafa war boo ñëwee ci kër donte am na ñu njëkk a nuyoo ñun itam fokk ñu nuyoo loolu moo tax ñuy nuyu imaam Gora di ko sant ci toogaay bi mu toog ak patience bi mu am di xaar ba léegi sa mag la ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko fan wu gudd ak wér gu yaram ba li nga xam ni moom la ñu tàmbali tey mu fekke lépp jërëjëf donc imam Gora ñi ngi nuyu aussi le délégué de quartier nga xam ni nekku fi Mayoro Ndoye mais rakam mi ngi fi président Baye Dame ñu ngi lay yónnee nuyoo ci moom si suñu tur ak turu suñu mbooloo mi yëpp Mamadou Gningue ak Abdoulaye Dieye ñu ngi nuyu ci gàttal wax dëgg yàlla ñëpp ñu ngi fi fekk xëy na bu ñu yàggee tuuti dinañ mën a saafonteeg ñëpp ba ku nekk ñu mën a bu ñu la nuyoo mën a teg sant si yow mën a xamante mën a jokkoo
ndax jokkoo mooy jiitu joote liñ fi dégg tey wax dëgg yàlla xamewuñ ko woon noonu Astou Ndoye xam naa ko wax na dëgg ñëw na aussi fi ma nekk ay yoon président aussi bi mu ñuy wax ñu jàppale ko ci Thiès jàpp ñu woon ni lii am na kër Seyib ndekkoon ba léegi tàmbali nañ ci wax xëy na ba léegi saafara am na waaye ñi ngi koy jéggalul président ndax moom moo jaboote Sénégal yépp moo jaboote Thiès yépp sa kër Seyib Ndoye ci Thiès la bokk kon ci Sénégal la bokk moom la waroon mu joxe fi courant moom la waroon mu joxe fi ndox li ngeen fi wax yépp moom la war parce que yàlla moom la teg ci bopp réew mi maa ngi sant yàlla nag bi ngeen nangoo ni moom la yàlla teg ci bopp réew mi bariwul ñu ko nangoo noonu ci Thiès c'est pourtant am nañ ndox am nañ courant li ngeen di jooy yépp am nañ ko c'est nanguluñu président ni ngeen ko nangule donc lii ma leen wax bu soobee yàlla dina egg ci noppam répétition nag dafa pédagogique mais lii ëpp solo président Mamadou Gningue wax na ko li ëpp solo aussi président Ablaye wax na ko xëy na du ma ci jaaraat ndax ñoom bu ñu waxee mel na ni man maa wax bu ñu defee mel na ni man maa def ma ci waxaatee day mel ni doyloo gi ma leen war a doyloo moo leen sa doy nañ ma ci lépp donc moo tax du ma ci jaaraat wante loo gis lu dafa am yoon bi mooy da ngeen a soxla ndox dox leen ko bu ngeen ko doxee ba am dossier boo xam ne tegu na ci yoon man dinaa ko eggalee fi mu war a egg incha allah da ngeen a soxla courant dox leen ko bu ngeen ko doxee fu mu wënti egg man comme yàlla dogal na man ak Matar Cissé jegewante nañu dinaa mën a jël dossier bi dem ba ci Matar Cissé ma wax ko lii ngeen wax parce que yéen li ngeen di laaj yéen a ko moom nit nag buy laaj lu mu moom ki ko yor da ko war a jox ci joxin wu yomb waruñu woon wax sax man sax am naa kersa ci ñëw fii fekk gox bi ni mu bindoo fekk ñu may waxu ndox ci ak waxi courant ndaxte loolu waroon nañ ko romb bu yàgg mais nag kon ñi ngi sant yàlla bu ñu ñëwee tey ngeen xamal ñi ko di ngeen ko xamee la ñi ngi ñaan yàlla bu ñu fi dellu seete ñu wax ñu yeneen yu waxi ndox ak waxi courant c'est loolu dama bëgg ñu ànd ci liggéey ba nga xam yéen fi ngeen ci toll ngeen xamal ñu ko ñun suñu loxo fu mu mën a egg ci loolu dinañ ko def incha allah pour que li ngeen di wax nii saafaraw bu loolu weesoo wax nañ fi lu jëm ci jàppale jigéen ñi jàppale xale yi loolu sax wax dëgg yàlla président am na ci saafara parce que tey créé na benn fonds bu tudd DER délégation à l'entrepreneuriat rapide président def na ci 30 milliards yooyu man gis naa président yàggul dara matul weer mu xamal ni ma Thiès moom mooy priorité ci 30 milliards yooyu DER boobu noonu Thiès la waroon a njëkke annoncé woon nañ ko fi pour mu ñëw Thiès waaye nañ waxante dëgg waa Thiès dañoo xaw a doy waar nañ waxante dëgg ndax boo nee damaa yor alal di ko yóbbu ci kër waa kër gi yépp génn yor seen yet ni la du fi dugg metti na c'est pourtant moom mi ngi malgré que Thiès ñi ngi mel ni ñu mel mi ngi seet nu mu dugalee xaalis bi Thiès man xam naa ci dara président Mamadou Gningue xam na ci dara président Abdoulaye Dièye aussi xam na ci dara li may wax nii du caaxaan man taxaw naa ak président mu ni ma 30 milliards yi Thiès priorité la Pikine priorité la Touba priorité la ñetti priorité yi lam laa ci dégg mu wax ma ko Thiès nag ñoo war a
fexe ba xaalis boobu mu bañ ñoo romb dinaa leen ci wax lu gàtt xaalis boo xam ne dañ ko war a joxe ci joxe bu gaaw mën naa leen jox information yépp parce que mi ngi sama portable ngeen fexe ba def li ngeen war a def pour loolu mën a nekk. président dafa joxe fonds boo xam ni mi nga tuddee DER 30 milliards la 30 milliards Thiès war na cee am lu mu bon 2 milliards fi mu jaar yëpp jox leen lu mat milliard mais Thiès moom jot naa ci làmbañam mu ni Thiès bu sañoon moo ci ëpple Thiès ak Touba te xam naa ne loolu symbole la waaye xaalis boobu pour ñu mën ci jot il faut que ñu nekk ci yoon wi du xaalis boo xam ne mën nañ ko joxe ñëw rek di seddale xaalis nit ñi dañoo war a organiser wu. président xaalis bi mi ngi koy jox ay xale yu góor ak yu jigéen yu toll ci fukki at ak juróom-ñett ak ñeent fukki at bu dee jigéen sax moom atiquement baax na même bu rombee ñeent fukki at am na droit am ci xaalis bi. président da koy joxe ci joxinu yomb carte nationale d'identité lañ la laaj certificat de résidence ak projet économique mooy bu fekkee da ngay jaay salade nga wane ni yow da ngay jaay salade ñaata nga soxla pour am mën a am salade bu gën a bëri bu dee benn nit la mën nañ la jox 100 000 ba 500 000 def naa ne loolu kuy jaay salade bu ñu la joxee 500 000 war ngaa mën a jaay salade. li ma leen di wax nii du ay waxu kasaw parce que man lu may wax lu ne Astou Ndoye xam na du ma wax ci kasaw du ma wax ci caaxaan li ma leen wax nii ay preuve yu am la xaalis bi tam mi ngi du xaalis bu ñu teg fenn mi ngi ci banque xaalis bi président génne na ko ba mi ngi ko dugal ci banque bu ñuy wax BNDE xaalis bu ñor la bu teew boo xam ne dañ ko war a joxe c'est li ma leen wax nii xaalis bi yëpp dañ ko war a séddale avant fin juin xam nga loolu jàmp na waaye kuñ koy jox kiñ koy jox dafa war a taxaw defar dossier bi yomb na photocopie nationalité ak certificat de résidence ak projet économique loolu dëgg-dëgg yomb na loolu itam bu ngeen ci amul pexe mën nañ leen booleeg ay nit ñoo xam ni dina leen ci wutal pexe parce que xëy na yomb na ci dégg-dégg mais ku amul xam-xam bi wala gis-gis bi dina xaw a jafe ci yow loolu pare nañ pour jàppale leen ci loolu bu subaa ku ci xëy Astou Ndoye par exemple ma ngeen wax ak moom xam na fi ñu nekk bu ñëwee fekk fa ñi nga xam ne ñooy liggéey ak man wala ñu dem ci Mamadou Gningue wala Ablaye Dieye dinañ ko wax naka la ñuy def pour jot ci xaalis boobu ci nu mu gën a gaawee li nga xam ne nag doon na ma metti lool xaalis bi nga xam ne président da ko génne Thiès war cee am wàllam ñu fexe ba mu rëcc ñu ndax tout simplement dañoo xaw a sàggan tey lu bëri ñu ngi may dégg di wax mais du ma wax lu dul ci xaalis bi parce que ay weere ngi nii nit ñi xaalis rek lañ may wax nu ñuy def ba am lii nu ñuy def am lii comme lii génn nag dañoo war a fexe ba jël ko ba téye ko doog a waxe leneen donc nañu war a fexe nu ñuy def ba téye xaalis bi doog a waxe leneen c'est lii ma leen wax nii aussi mën na romb 500 000 mën na dem ba 5 millions bu dee dafa nekk GIE wala loo xam ni association wala loo xam dafa organisé wu commencé nañ ko jox nañ waa Ndar jox nañ waa Ziguinchor jox nañ ñeneen ak ñeneen ci Thiès lañ jëm Thiès nag bu fekkee ne waajuñu li ma leen bëgg a wax mooy tey même bu géej gi nekkoon fii wetu kër Sëy nga fay dem yóbbu kaas 8 mënoo cee tàngal lu dul kaas 8 donc fokk ngeen fexe nu ngeen mën a tànge ci loolu pour indi ko kër Sëy pour mu amal njariñ kër Sëy amal njariñ Thiès yëpp sama wax nag mënuma ko wax ci loo xam ni parce que dama jël décision di wax ci lu dul lu am njariñ nit ñi politicienne duma ci wax nit nag ku la jàppale bis ñëwaat mu jàppale la bis ba ci topp mun la jàppale ma defe naa dina yomb ci ki lay wax jàppale ma parce que jàppale na jàppalewaat bu lay jàppale ni ko mën a jàppale donc ci noonu laa bëgg a ànd ak nit ñi liggéey yéen nag jàppaleen bis ni ki tey yéen waa Kër Sëy ci doomu Thiès ngeen bokk seen association bi bokk na ci doomu Thiès yéen rek la ñuy xaar ngeen ñëw
wax ñu naka ngeen tëggee seen association ñu boole ko ci doomu Thiès di ànd di jogandoo ànd di defandoo ànd di lijjanteendoo problème yi ngeen wax yëpp parce que li ngeen wax yëpp seen droit la c'est devoiru état bi la pour mu sotal ko donc ñaanu leen seen yëf ngeen di laaj incha allah dinañ fexe nu ngeen jote seen yëf jàmm na ñooy maa ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup.